asalaamaaleykum àdduna asalaamaaleykum Sénégal vite fait Amon TV dellusiwaat pour waxtaan ak yéen ci benn actualité ñu dem. Donc Amon TV dafa dellusiwaat tey pour waxtaan yéen ci benn actualité muy l'affaire Mo Gates temps yi dafa mel ni moom mooy def buzz parce que boo demee YouTube on ne parle que de Mo Gates boo demee Facebook Instagram partout Mo Gates donc bi ma ko gisee ma ne bon qu'est-ce qui se passe exactement avec ce gars-là parce que daan naa gis vidéo am nii xam naa ne c'est un boy boo xam ne il vit aux États-Unis fa la yor business am. Donc qu'est-ce qui se passe bu ma duggee ma gis ne am na benn affaire bu mu organisé woon à Las Vegas donc invité amoon ay invité de marque donc bi ma xoolee vidéo yi j'ai vu ay Sanex j'ai vu ay Ndiolé j'ai vu pas mal de chanteurs Salam Diallo gis naa si benn mbër Amaneex donc gis naa suñu bëri waaw from Sénégal donc xam naa mu nekkoon affaire bu neex rek. gars yi doon ko célébrer seen biir waaw affaire bu nice mais ci kaw loolu aussi am nañ ci ñun suñu point de vue ak naka nañ gisee affaire yi ak le pourquoi coow lu bari le pourquoi ci loolu nañuy ñëw donc ñaari pàcc lay doon première partie day doon Mo Gates on va parler de Mo Gates beneen partie bi on va parler de Tange Tandian et de Viviane et sa fille Zeyna Ndour donc balaa ñu yegg foofu ñu xool vidéo bi te ñëwaat. limite madame Tandian bis collection Dija Hair Ndey Kumba borom Dija Hair nee naa cheveux yooyu naaw tasal sa cheveux Ndey Kumba dina ca solo dama ni da ngeen di tabax. xool leen ay sang la de ay sang da ngeen di tabax. ay sang ay sang ana bale bi dama ni da ngeen di tabax. arrêté leen tabax. amoo jënd na Amérique fii pour lay tabax. ay waay da ngeen di tabax. waaye arrêté leen tabax. amoo jënd na Amérique fii pour lay tabax. ana bale ba xaaral nga Amérique amul bale fii aéroport bi amul bale tamit yéen a ko gisoon doo de nee na leen ngelaw mënta fay lamp aéroport la ñuy commencé dañ ko bale aéroport la ñuy commencé jënd na Amérique fii pour lay tabax. ana bale ba xaaral nga Amérique amul bale fii aéroport bi amul bale tamit yéen a ko gisoon doo de nee na leen ngelaw lay tabax. ana bale ba xaaral nga Amérique amul bale fii aéroport bi amul bale tamit yéen a ko gisoon doo de nee na leen ngelaw mënta fay lamp amul bale fii aéroport bi amul bale tamit yéen a ko gisoon doo de nee na leen ngelaw mënta fay lamp aéroport la ñuy commencé dañ ko bale
Ruma rakuma, wetma, sapuma, rakuma, ruma rakuma, sapuma, wetma, wajatama, alade nako sambali get. 10,000. ci xaalis xaalis moo mën a defar mais xaalis moo mën a yàq xaalis moo mën a sagal doomu aadama mais xaalis moo mën a toroxal doomu aadama xaalis moo mën a defar sa image mais xaalis aussi mën naa yàq sa image donc vidéo li ñu ciy jàngal rek mooy man li ma ciy rafetlu mooy ku mel ni Mo Gates mi ngi États-Unis yor na business am na xaalisam mais li ma ciy rafetlu mooy delloo na ko Sénégal à sa manière invité na ay artistes invité ay nitam daggal leen billet ku xam Sénégal États-Unis xam ne billet bi dafa cher dalal leen hôtel teral leen may leen xaalis donc xaalisam man pour man yàq ko liggéey mi ngi liggéey xaalisam mi ngi def musicien di am xaalis mais mi ngi koy delloo Sénégal à sa manière donc ñu koy rafetlu donc point bi ma si xaw a jaaxal rek te ma koy ñaawlu mooy lii parce que man dama jàpp ne aussi nit li nga xam ne moom ngay xëy chaque jour di yeewu fajar di ko wuti te boo jullee di ñaan yàlla mu may la ci nga bari la ci lool muy alal pour man bu duggee sa loxo rek da nga ko war a ormal war ko toroxal donc man image yi li ma gis mooy mi ngi toroxal ñaari mbir mi ngi toroxal invité mi ngi toroxal xaalis te su ma nekkoon place invité boobu Njole wala Aïda Samb ma ñëw nga war ma may xaalis di ko sànni si suuf xaalis boobu duma ko jël même bu dee 18 millions la xaalis boobu duma ko consommer parce que nag tey jii quoi qu'on dise même xaj sax boo koy may lekk da nga koy def si bool xam nga xaj yorul ay loxo day for tey sax xaj sax boo koy jox lekk da nga koy def si bool jox ko mu lekk xar noonu maa ngi xool ay vidéo yu bari gars yi ñu ngi naan non de toute façon Mo Gates yi def Sénégal loolu la ñuy def à Sorano d'accord dañ koy def souvent Sénégal mais day dépendre ça dépend Sorano ñi fay may xaalis ñu bari di sànni xaalis bi c'est parce que sa géwél bi lay way waaye sa géwél bi lay taggal say maam mi ngi jàkkaarloo ak yow nekk sur scène yor micro mi ngi lay tagg xaalis bi nga koy may bari na benn peeru bari boo xam ne benn loxoom bi rek munu ko téye munu ngëb lépp ci benn loxo foo mu déborder ndax bari na donc di nga ko may benn instant dina am lu mu téye ci loxoom mais li ci des da nga koy sànni wa illaa yenn saa bu amee poche sax nga dóor ko ci poche mais ñun Sénégal baaxoowuñu di may géwél jàkkaarloo sa géwél mu lay tagg ngay sànni xaalis bi ci suuf gisuma ko ci ngénte boo ko def xaalis boobu yow géwél bi taggaate boo pare xaalis boobu doo gis ndax dañ koy jël waaw wala dégg en général Sorano lay am te Sorano ka taxaw ci kaw scène bi di la taggal say maam moom dafa am balayeur spécial boo xam ne xaalis bi ngay sànni suuf moo koy balayer dajale ko système bii moo gis di def en général c'est les Nigériens qui le font donc Sénégal doo ko gis ci ngénte doo ko gis ci xew biir kër yi sax sa géwél bu la fekkee doo ko gis danga koy jox main en main parce que ñun loolu la ñu xam ñun dañuy ormal lekk xaalis dañ koy ormal dëkku teraanga nañu wax mais dangay teral nit ak i teggin parce que teraanga bu àndut ak teggin dootul teraanga toroxal lay doon te le gars pour man image yi ma gis c'est ce qu'il est en train de faire
donc man dama gis ni ñu si bëri ñoom da leen invité juste rek c'est-à-dire pour imposer sa suprématie parce que nag quoi qu'on dise gis nga ñaar yi succès ak alal ju bari gloire mooy xeet yooyu dafa am mbagg yu ko àttan dama lay jox benn exemple ku mel ni Youssou Ndour succès kenn dootu ko waxati Youssou Ndour Sénégal moom laa gis le seul artiste boo xam ne Sénégal mën nga xëy du matin au soir di wax ci moom lu négatif dugg ci njabootam lu ne nga waxal ko doo ko mos a gis mu génn di tontu parce que mbaggam yi àttan na ko il sait gérer loolu yàlla moo koy maye di ut alal ba am alal aussi noonu la demee rek alal en général suñu borom ñu ngi koy jox ñu bari la ci seen mbagg yi dañ koy àttan boo ko àttanul après da ngay def ay folie mooy comme li moo gis def ay folie ngay def après parce que li muy def ni folie la bokkul suñu aada bokkul suñu culture donc moi si j'étais à la place de Ndiolé voilà ay décembre ma nekk fa nga sànni xaalis bi si suuf bu dee géwél bi ma war a for du ma for te bu ma taxawee si ginnaaw tamit ama neex ku mel ne ama neex nga ma baleel non du ma bale parce que xamul tax Ndiolé Sénégal kenn dootu ko laaj kenn dootul laaj ci Ndiolé Sénégal Ndiolé xaalis boobu saawaay di la sànni si suuf ñoo naan xaw ma ñaata dollar la xaw ma ñaata million xaalis boobu yaa ko mag fopp parce que yéen ay artistes ngeen vous êtes des éducateurs am ñoo xam ne si yéen nañuy roy donc bu dee nag da ngeen am ñoo xam ne dañoo roy ci yéen ngeen dem ba un certain niveau di rabaisser seen bopp là vous leur faites honte parce que am na loo xam ne moo gis moom bu amee peut-être bu dee si il n'est pas assez mature ba di def yenn yi mais ngeen bañ ko ci topp bul bañ ko la may bu la déplacé war na la may d'accord bul bañ ko la may mais avec la manière parce que vidéo yi daw image yi moo leen di représenter image dafa doy waar image mooy représenter caractère nit ki ban genre nit la qui il est ku mu doon te image dafa grave image yi fu ne lay tukki ci àdduna bi donc lii nii man moo taxoon ma ne naa dugg gëstu vidéo yi xam exactement gars yi li ñuy wax te ci benn côté ils ont raison parce que gis naa ay vidéo yu bari gars yi naan non Sénégal on fait la même chose non c'est pas vrai c'est faux on fait pas la même chose donc bu ñu roy bay jéem a roy lu ñu moomul Sénégalais du may xaalis di ko sànni si suuf moom mu ñu ko bu ñu ko jéem a roy te na artistes yi aussi bu leen ko nangu ay décembre Sénégal kenn dootu ko laajte am na ñoo xam ne boo sampee concert da leen di jaral du ñu lekk du ñu naan dañuy ñëw seetaan si la yow nañuy wër xaalis boobu ñu lay sànni si suuf gars yi di la ko baleel yaa mag xaalis bi fuuf donc am na yoo xam ne nañ ko bañ même bu dee ki leen invité moom il n'est pas assez mature ba mën a opter yenn comportement yi yéen ngeen xam seen bopp xam ne vous êtes des artistes Sénégal dañ leen di bëggee donc pour man du yoon mu invité leen nekk booy bu ndaw ba pare ça di leen rabaisser à ce point juste pour se valoriser parce que mi ngi toog ci fauteuil on dirait un buur un king li mu toogee noonu mooy man je suis le king ngeen tiim ko di ko way mu leen di may xaalis di ko sànni si suuf nga dégg ñaa naan bale leen ama neex nga jël bale bi di bale muy sànni naan bale leen aéroport Ndiolé mu may la xaalis sànni war na ginnaaw ne gars yi bale leen ah non tubaab bi am na lu muy wooyu dignité dafa war a sax ci nit ak nu alal toll ak nu nit toll
cër bi nga moom na la ko jox. Tu es un artiste na la teg place su artiste may la fam la war a mayee nga way ko fa nga ko war a wayee mu jox la nam la war a joxe mooy li ma wax sànq teraanga bu àndul ak ay teggin dootul teraanga donc ñun point bi nañ si amoon bu ñuy souligner mais bu weesoo loolu on n'a rien contre Mo Gates mooy li ma wax sànq xamuma ko xamul ku ma xam xawma ko xam ñu ngi koy ñaanal yàlla mu yeggali ak jàmm on n'a rien contre Mo Gates xamul luñ ko dara donc luñ si wax aussi lu ñu xamul mais li ñu gis am nañ droit juger ko te rafetlu wuñ ko donc ñu jàll si prochain sujet bi mu nekk entre Tange Viviane et sa fille Zeyna Ndour. 5 minutes ak aéroport. comme vol bi egsi na Babacar Diaspora wooma ne ma Viviane egsi na comme man yaa ngi oto du ngeen taal seen oto ngeen def GPS ngeen dem jëli Viviane. man ak Gomis ñoo ñëw aéroport jël ci Viviane keneen andu ci. gis naa leen. keneen andu ci. gis naa sénat bi ba ñu egsee Gomis jël photo di leen photo comme arrivé la événement la foog ñu photo ñëpp seen arrivé. ni ñu ko defee ak ñoom bub su ñoom saa neex. bien sûr. Zeyna mu ne ko bul ma photo. Zeyna wax loolu. Gomis wàccee appareil am fekk man commencé woon naa def benn YouTube live soo xoolee 1 minute 52 la. bi ma déggee loolu ma arrêté sama live arrêté parce que nee na bul ma photo man ku photo du ma la photo. si. ma jël chariot bi Viviane ak ay bagages am pousse ko jël ascenseur bi yéegee ko fi ñu paak ci parking bi moo ubbi oto bi dugal ay valises am dugal ko ci biir oto bi. bi ma ko dugalee ci biir oto bi Viviane commencé indi ay chichi nee na moom du xaar parce que boobu DJ Khoule ñëw na mi ngi aéroport. Mitriche Couture ñëw na mi ngi aéroport. Bamba partenaire Couture ñëw na ñi ngi aéroport ñoom ñëpp la ñu war a jëlaale pour yóbbu leen. léegi Viviane di kaas ne moom day dem du xaar kenn. ma woo Khadim ak Babacar Diaspora ñu wàccee valise yi ñoom ñu jël benn oto ñu yóbbu Viviane hôtel Paris hôtel. man ma dem jëli Bamba partenaire di DJ Khoule ak ñoom Mitriche ak Sankara Mbaye. waaw bi ñu ñëwee ba ci buntu hôtel bi Khadim ñëw ci ñun. nee na y a un problème ne ko lan mooy problème bi. Khadim jaxum ko. Khadim voilà nee na ma Viviane nee na du dëkk fii ma ne ko lu tax mu ne ma parce que fii dafa bëri nit ay ñoom ñaa xarañ loo ñoom salaam ñoom bugg fii lañ dëkk. ok. mu ne ma wax naa ko moo nag moo mi ngi ñëw mais moo mer na. nee na kenn du ko imposé 5 étoiles la wax yóbbu nañu ko hôtel 5 étoiles. man Tange Tandian man maay wax de sama aqulaay taala su dee li may wax du dëgg yal na bu ma gis samay njëriñu doom. yal naa la. mu ne ko Khadim mu ne ma naam ma ne ko moo su ñëwee bu mu defalee noonu Viviane suñu jigéen la. na calmer rek xam naa ne dafa sonn ci voyage bi. na xool li mu bëgg mu defal ko ko. ma woo Baxaw Jum depuis Sénégal ma ne ko Baxaw Viviane de mi ngi commencé déconner comme yow maîtriser nga ko doo woo waxtaan ak moom mu calme man maa ko woo Baxaw mi ngi may dégg. ma ñëw ci hôtel bi moo ñëw ñëpp dar ko ma woo moo ci pet ma ne ko moo kaay mu ne ma naam ma ne ko wàccal calme Viviane suñu sœur la nañ ko gérer. Bubs ma dajeeg foofu ba ne ko voilà Bubs ma ne ko yow diplomate nga mën nga arrangé àndal ak moo ngeen toog ngeen waxtaan ak Viviane. ñu dem moo ak Bubs ànd ñu toog ñu waxtaan ba pare Viviane ne ko waa d'accord moom du dëkk fii moo ne ko garaawul fan nga bëgg mu ne ko Bellagio hôtel moo ne ko waa dinaa dem jëlal la suite foofu. Zeyna si la taxaw doomu Viviane Zeyna taxaw di saaganteeg ñoom di la naan xanaa xamu leen sama yaay star la sama yaay du ñëw ngeen koy bokkaloog hôtel ak ay ñoom ñaa xarañ loo ñu ne ko xanaa yaay manageru Viviane mu ne ko waaw. ah bon. gaa yi noppi Zeyna Ndour doomu Viviane. moo indi coow lii boobu yëpp Viviane waxut. yaa ngi may dégg. yow rek laay dégg boobu moo génn na dem Bellagio hôtel jëlal Viviane suite. bañ ko jëlee ba pare mu woote téléphone ne léegi Viviane na jéggi xam nga Bellagio ak Paris benn da ngay jéggi tali bi. na jéggi pour mu ñëw bagage am ñëw loose. Zeyna ne yaayam du dox. Zeyna Ndour ne na yaayam du dox di jéggi tali. yaa ngi may dégg. bàcc gumba la. xaritu Zeyna Ndour la xamante nañu bu baax. Amérique ñu xamante bàcc nee na garaaw ñu ne ko jëlal oto bi tourné jël ko bàcc bu mu jëlee oto bi dem di jëli Viviane
yaa ngi may dégg. yow rek laay dégg. wàcceen ci biir oto bi Xaadim mi ngi ci biir Viviane ngi toog waxul dara. Zeyna commencé di saaga Xaadim. boobu bàcc mi ngi wax ak moo géej téléphone. Xaadim mun na ko jur de. parce que xamante nañu ñoom ñoo xam seen Amérique muy saaga ay ndey sama yaay nii sama yaay star la sama yaay du dox sama yaay muy saaga ndey. moo géej dégg loolu. ne man ak Xaadim bu dara dul dara la boobu yoruma ñaar dërëm ñaaruma ñaar fukk. duma def événement bu fii di ko indi xale bu ndaw di ko manqué respect. ok beneen pàcc ma bëgg ñëw mooy le cas Tandian Zeyna Ndour et sa maman. donc gis nañ Tange mu def benn sortie il a expliqué comme quoi que doomu Viviane Ndour Zeyna Ndour à un moment donné il s'est mis à insulter l'ami de Mo Gates te du cas boobu kese donc man ci point boobu laay ñëw. Viviane Ndour artiste la boo xam ne Sénégal ñëpp a ko ràññee mu nekk artiste international nekk exemplaire mën a woy lool ñu ñëpp ñu koy bëggee te Tange li mu wax ci vidéo bi nii wax ju yenu maanaa ku ko dégg xam ne yenu na maanaa bu yenuwul maanaa aussi da nga xam ne wax ji yenuwul maanaa donc ba fi ñu toll nii li Tange wax rek nañ mën a jàpp parce que moom moo fa nekkoon donc li muy expliquer yépp moom lu mu dund la fa la ko fekk donc li mu wax nañuy jàpp ba keroog peut-être Viviane génn wax ci cas bi donc man ci point bi muy ñëw rek mooy point wu Zeyna Ndour doomu Viviane bu dee moo saaga warul saaga elle a le droit nag de prendre la défense de sa maman mais d'une autre manière avec respect parce que quoi qu'on dise Zeyna Ndour yow doo manager u Viviane Ndour bokko ci staff technique am Viviane Ndour indaale na la parce que da nga war a jàngi États-Unis te loolu ci biir beneen histoire la parce que bi ñu dégloo Tange il a expliqué comme quoi bi ngeen d'accord ci prix yaa Mo Gates ba pare quelque temps après da nga revenir à cette décision ne Mo Gates man dinaa ñëw mais sama doom su àndul ak man du ma mën a ñëw te seen programme bi programme ngeen ko ba pare te vous avez déjà am ngeen seen liste invité ba pare mu xaw a niru chantage malgré tout ça ñoom aussi ñu d'accord daggal sa doom billet daggal la billet réserver la hôtel nga ànd ak sa doom ñëw parce que sa doom dafa war a jàngi États-Unis en même temps rien à voir ak organisation bi am foofu loolu la Tange wax donc sa doom bu ñëwee aussi en tant que sénégalais fekk fa ay sénégalais am na noo xam ne da ko war a doxee parce que am na nu muy doxee naka sudul noonu rek wala mu am nu mu waxee naka sudul noonu ci yow lay répercuté wu yow Viviane du répercute moom du ko wàññi dara mais ci yow lay yow artiste bi ci yow lay répercuté wu tey bu taxawee foofu saaga gain boo xam ne meilleur ami yu Mo Gates la par exemple mais loolu bu ko àdduna yéegee Sénégal bu ko yéegee mais après bu ñuy wax Viviane nañuy wax duñu wax peut-être dinañ ne sa doom ji amul éducation wala dafa réew mais si sa image lay répercuté wu te moom à ma connaissance sa doom bi du sa ménager bokkul sa staff technique donc man problème boobu yaa Tange loolu laay déplorer wu parce que seetaan naa vidéo yi gis naa aussi Tange wax ci lu bari te comme je l'ai dit wax bu yenu maanaa boo ko déggee da ngay xam ne li yenu na maanaa wala yenuwul maanaa pour l'instant li Tange wax moom la ñu mën a jàpp ba keroog peut-être Viviane def sorti wax ci wala ku jege Viviane génn si wax ci problème bi parce que am na loo xam ne aussi man je me dis que dafa ñaaw lu tax mu ñaaw parce que entre sénégalais déjà bu dee yéen jugee nga Sénégal ñëw ci benn affaire boo xam ne moo gis moo ko invité moo leen invité entre ay sénégalais donc je parle pas si yeneen sujet yi Tange souligné comme quoi que bëggoo bokk ak nit ñoom ay de Sambé tout ça mais loolu ça m'intéresse pas loolu beneen cadre la mais je parle ci action wu sa doom bi
Zeyna Ndour le fait que mu saaga le fait que mu dépassé le fait que mu wone fa manque de respect du dëgg du yoon looluy dëgg Viviane on t'aime bien dañ lay dëggu mais sa doom li mu def bu dee moo ko def du dëgg du yoon man pàcc boobu point boobu laa amoon lu ma siy souligner peut-être nag dans les jours à venir dañ ci am yeneen i sorties yoo xam ne dinañu gën a leeral bañ xam exactement ce qu'il en est au fond parce que aussi man jàpp naa ne Tange amul fitu wala amul benn intérêt def vidéo ne sa doom dafa ñëw ba États-Unis saaga fa ay nit te saagaw leen je crois pas loolu foog ma ne nit dina ko inventer donc bu dee moo ko def erreur la def na erreur bu rëy parce que moom du sa ménageur bokkul sa staff technique donc en grosso modo c'est bien beau moo gis invité ay Sénégalais parce que mooy li ma wax sànq liggéeyul xaalisam biir États-Unis pasare ko foofu ci ay étranger au moins li ci positif dama koy rafetlu man mooy liggéey na xaalisam delloo ko Sénégal mais à sa manière bu neexoon mu liggéey xaalisam rek toog ci mais mi ngi ko delloo Sénégal à sa manière invité na ay artistes invité na ay designers ay top modèles yu défilé jox leen xaalis géwél li mu taral leen c'est bien beau mais am na erreur yu am ci biir yoo xam ne ñun dañ ko war di moytu parce que xam nga sénégalais moo nekk koo xam ne gis nga bu xasee ba génn territoire am bu xasee ba génn réewam rek nit ñi dafa am yeneen bët yu ñuy xoolee te dañuy xaar ci lu bari la négatif ngalawaay bu leen ko affirmer bu leen jox affirmation léegi genre détails yi nii points yi nii yu ndaw yi ma fi souligner yëpp day nekk ay affirmation yoo xam ñun dañ koy wan ñi nga xam ne ñoo nekk à l'extérieur te boobaa liñ jàppoon ñoom dañ naan si dëgg la parce que fu ñu xoolee la plupart du temps négativité ni ñuy gis te nit du loo gis rek roy du lépp ngay roy bu ñu waxantee dëgg rek te yàlla tax ñun di maye xaalis di ko sànni par terre aadoowuñu ko du suñu aada du suñu cosaan moomuñu ko ñun yar ak teggin nañ xam ak teraanga ñoo ko moom mais avec la manière sénégalais mosta teral géwél wala mosta teral nit di ko sànni xaalis bi par terre muy for gisoo ko ci mbedd gisoo ko ci kër gisoo ko fenn donc buñ ko jéemoo roy loolu parce que moomuñu ko man la plupart du temps nigériens yi laa gis ñu koy def donc buñ ko jéemoo roy parce que moomuñu ko même loo yàgg dëkku jàmbur États-Unis ak fu mu mën a doon foo mën a dem mais dëkk boo dem la fa baax rek ngay jël la fa baax te arrangé la moom ngay jël mais la bon danga ko fay bàyyi donc man dama jàpp ne di maye xaalis di ko sànni suuf bokkul ci lu ñu war a roy parce que moomuñu ko parce que tegginewul amul teggin parce que boo nee teraanga rek ne teggin nit boo koy teral ko ak teggin parce que nit may na nit xaalis ba tey jéppi ko nit may na nit xaalis ba tey ak xol bu tàng donc teraanga day mat invité nga ay nit teral nga leen mais sànni xaalis bi ci suuf moo ko yàq c'est dommage moo ko yàq nit ku ne nit la ñu jàpp ne rek peut-être da nga juum wala xelu xale moo la xalaat xaw a jàpp mais loolu ñun moomuñu ko nañ ko jéem a bàyyi te li ci grave mooy def nga ko am na bi ci teg seen bët am na Sénégalais yoo xam ne ñu ngi ciy teg seen bët peut-être yor nañ li nga yor wala yor nañ loo yorul dinañ ko jéem a roy dinañ ko jéem a def pour lan pour buzz Sénégal mooy def mais ñu ngi ñaan yàlla te am nañ ci yaakaar image yu mel nii dootuñu toog taal suñu YouTube di ko gis bu dee beneen xeet moo koy def garaaw mais
bu dee dañ toog di ko gis Sénégal di ko def loolu dinañu métti ndax teggi na donc sama gars yi actualité bi la ndoon tey ne naa ko partagé yi brièvement ci ay minutes ñu waxtaan ci apporter suñu xalaat aussi partagé ko ak yéen donc Amon TV mi ngi leen jox rendez-vous prochainement ci ay fan yu ci yeneen i sujet yu gën a sensible